waaw tey fii en direct rue 10 meeting Pala Samb ñu ànd ak benn responsable Awa Gueye dëkk Fanok Awa Gueye ñu lay laaj impression bi nga xam ne moom nga am nii ak mbooloo mii ngeen àndal nii waa Fann lii noo leen ko dundee. macha allah kontaan rek kontaan parce que bésu monsieur le maire bi Pala Samb luñ ci def rek xeeb nañ ko luñ ko mobiliser xeeb nañ ko bés du tuuti borom lay tollool te macha allah Pala Samb du ko tuuti muy suñu maire bu baax luñ ko defal xeeb ko yàlla na ko bés bi jik ñu toog ba di ko samp si siisu maire am yàlla na ko yàlla def incha allah kontaan nañ torop. waaw merci Awa Gueye ñu ànd ak doomu ndeyam Mounas Lam aussi tamit Mounas lay laaj sa impression mbooloo mi nga xam ne moom ngeen àndal waa Fann yëpp nii mobilisation bi nan ngeen ko mënee. waaw asalaamaaleykum dañuy sant yàlla bu baax di wax alhamdulilah rabbil alamin di wax monsieur le maire bu woote woon stade Demba Diop kon dañ koy feesal xam
nga sax ñu koy feesal parce que moo ko def population bi monsieur le maire luñ ko def xeeb nañ ko parce que ñoo moom ba dara dul dara ba tey ji lépp sotti waaw macha allah Fann tey buñ koy wax bu ñu wax Fann c'est à cause de monsieur le maire ku ñiis li ñu def ne dañ koy kontaan bu baax a baax a baax macha allah yal na si dugg si bismillahi rahmaani rahim ñu gën si alhamdulilah rabbil alamina te ñu yóbbuwaat ko nag deuxième nag mandat mook ñun ba pare ndax il le mérite parce que liggéey na ko jërëjëf ba si kanam. fas yéene ànd ak monsieur le maire Palla Samb ci meeting bi ñuy organiser tey maanaam le samedi 7 novembre 2020 incha allah kon boog ñu ngi leen di jox rendez-vous léegi nii ci kanam bu soobee yàlla. yow sa délégation munoo dara na ngeen def jinne yi waa VIP yéen fii laa leen def yàlla xam na loolu na ngeen def yow lan la yow ak njabootam yi. awa day fecc. kaajal waaw dinaa ñëw billahi je me change et je viens. D'accord. Omar ji lay xaar. Cheikh
asalaamaaleykum. maaleykum salaam. yow mi nga xam ne ni yow lañ fekk si tey sa koñ. mu nekk Rue 10. ñëpp xam la ci commune bi. voilà tey dañ leen laaj rek ñu gisee dugg ci maire bi tey dugg si sa koñ. tey noo ko jàppee tey. voilà donc salaamaaleykum wa rahmatulah maa leen di ziar yéen ñëpp donc di wax dugg si bi comme ni ko ñëpp gisee rek wax nag satisfaction mooy wane ne gis nga population ni ñu ko accueillir donc comme pour dire que ni maanaam gars yi ñu ngi koy delloo li nga xamante ni moom la leen di lebal réciprocité baa ngi fi donc cofeel baa ngi fi bëgg-bëgg baa ngi fi xëy na jamono moo toll boo xam ne ak pandémie bi ñun ñëpp mënuñu génn bu dul woon ak contexte bi tey jii peut-être dina ëpp lii incha allah donc boo gisee ni li nga xam ne moom si maire est bien accueilli egsi na ci këram egsi na ci daaram egsi na ci territoire am bon jarul soo ñu soog boo xoolee autour de tout ñu gis exactement te voilà mi ngi fi nga xamante ne mooy fièvre. ok asalaamaaleykum maire. waaw tey dafa mel ni yéen lañ fekk si tey fii si commune bi Rue 10 mais laaj na nga gisee tànk nan la ko maire bi gisee dugg si maire bu gisee tey. vraiment tey dañu am mbégte ak kontaante parce que vraiment gis nañ ne que commune Fann Point E Amitié bëgg nañu seen maire parce que wax dëgg neex yàlla nekk na maire boo xam ne maire bu humble la maire bu simple la maire bu jàppale population la parce que maire boo xam ne la amul audience nekk na maire boo xam ne téléphone bi mu yoroon ba mu nekkulee maire moom la yore ba léegi te il est vraiment très disponible envers sa population soo ko woowee mu nekk audience suy pare aussitôt da lay rappeler vraiment ñu am mbégte tey ak contenté ci Paa la Famille am contenté ci population Fann Point E Amitié rawatina bu waa Rue 10 ak Amitié 1 vraiment kontaan nañ tey torop ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp aussi. teewul na tamit dinañ ci sànni quelques kàddu rek bu ñu jógee ci remerciement yi remercier Paa la Famille ndax seen organisation bu rafet bii ba pare ñuy remercier waa Rue 10 di remercier seen comité d'organisation ak seen jeunesse waaye bu ñu ci jógee nag vraiment da ngeen may nag spécialement ma gërëm sama gox mi waa Fann parce que nag comme niñ leen doon xalaatee toujours rek benn kàddu rek dara rek moo leen tax a jóg benn objectif rek la ñu am muy monsieur le maire. Fann ku fa dugg tey di wax leneen lu xam ne ne yaa ngi wax lu saafoog ñoom li ñu bëgg ragal naa ne di nga am problème man nag wax di dugg pour li may wax mooy que ne fii li fi nit ñi wax yëpp dégg nañ ko gis nga tey je dis que ne les réalisations du maire boo ko naree wax fii tey buñ ko joxe woon tey sujet tey composition fii si commune bi ku ko def di nga juum ku jël sujet boobu boo ko defee di nga daanu parce que mënoo wax réalisation yëpp boo ko waxee di nga juum moom mii sax laa la wax bu doon muy professeur bi tey bu ko doon corriger dina juum parce que xamul sax li mu def na lu xam ne def na ko parce que man mii di wax ñun on est témoin Moussa Diop mii du ma bàyyi ma fen ak coordonné conseil municipal tey benn fait bu ndaw rek laay rappelé jour bi ñu njëkk a def conseil municipal moom mu nekk maire taxaw daal di décliner feuille de route bi mu ko décliner conseil municipal bi yëpp dañu jóg di wax bi xam luñ doon wax kii dafa dof loolu lañ doon wax 2014 ba tey li mu wax li mu defoon premier ba suuf lépp lu mu ñu waxoon ñu ngi koy gis lépp lu mu waxoon ñu ngi koy gis
def na ba raw romb li nga xam ne moom la liggéey woon ci conseil municipal kon nag vraiment man maire man awma ay kii xaw ma lan laa ko war a wax ñett rek laa jàpp ci moom moom xam na ma xam ñett yooyu naa leen wax tey ñett yooyu lan la soo leen ma nee benn laaj ma benn ma ne leen dignité génne deuxièmement ma ne leen dignité troisièmement ma ne leen dignité loolu lay doxee man loolu moo tax may ànd ak moom te xam naa ne loolu moo tax nit ñi tamit di ànd ak moom mënuma pare tamit te gërëmuma franchement dama ko fàtte woon te waruma ko mën a fàtte mooy ñi nga xam ne vraiment tey su ma waxee ba wàcc fii te gërëmuma leen si biir Fann dinaa am lu ma kii muy vraiment Pala famille bu Fann Pala famille Fann maa ngi leen nuyu baax Fatou Cissé nag mooy xale boo xam ne sonn na benn façon sonn boo xam ne kii Fatou Cissé moom ak ñoom Awa Fara ma si jugee nag di gërëm sama sœur bi Awa Gueye yow xam na ma xam du ma wax Mounass du ma wax damay noppi jaaj damay noppi du ma wax ñeneen moom du ma wax damay noppi pour bañ daal guddal maa ngi leen di wax ne ni nañ leen jàpp mu dëgër Fann bi ma xam mii nañ leen gën a jàpp mu dëgër parce que kat dafa am lu fa amoon te man tey wóor na ma tey bu ñu demaatoon élection man ragal naa ne doon ñaar parce que élection bi fa mujjee ñoo leen gagné une voix Fann yëpp ñoo gagné une voix te tey li ma gis nii tey bu ñu fa demoon defe naa dañ leen di massacré loolu nag laa bëgg ñu téye ko en tout cas daal monsieur le maire xamal ne y a la confiance de la population de Fann ñëpp respecté nañ vraiment li nga bëgg yaa ko xam yàlla na la ko yàlla defal jaajëf merci beaucoup. asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu. donc maa ngi nuyu ñëpp seen tur ak seen sant donc am nañ tiis nag ndax bu yàggul la sama xarit Mouhamadou Moustapha Diakhaté dëddu donc moo tax par pudeur lu ci bëri dañ ko repoussé woon ba mbir mi xaw a sori tey jii tamit kon xam naa ne xumbal bi yi ñu waroon a wax yëpp dinañ ko wàññi ndax suñu soxna sëriñ bi nga xam ne tamit moom la ñu tàggee léegi moo tax dinañu wax ak def dans la sobriété donc tey jii nag ñu ngi dajee ci benn lieu bu mythique bi nga xam ne mooy école Ridis nga xam ne takkusaanu politique bu nekk am na fi donc doon fi def journée de consultation boo xam ne donc ñu ngi ci doon jéem a aar suñu mag personne troisième âge yi yal na leen yàlla bàyyi suñu kanam donc muy initiative bu rafet initiative boobu maa ngi ciy gërëm toute la commune de Fann Point Amitié di ci gërëm comité d'organisation bu à la famille avec à sa tête madame Codé Samb yaay Sera ak ñi nekk ci comité bi soxna Ndiira donc di gërëm sama jigéen di nuyu Oulimata Daffé bi nga xam ne dafa am xew ba absenté présidente Aïda Diallo donc maîtresse Dieyna ba ñu ngi lay dalal jàmm donc ñu ngi nuyu ñëpp di balal nuyoo nag waa Fann yi nga xam ne def nañ mobilisation donc Ridis bi ñu dalal nit donc vraiment seen liggéey ci seen aaye rafet na gis nañ ne lépp jaar na yoon et ñu ngi ñaan yàlla ngeen atteindre seen objectif donc sama jigéen ñi taxaw fii maa ngi leen di nuyu personnel commune Fann Point Amitié jiital ci beral nuyoo rek sama xarit donc Fatba Samb ay na jaay yow du mën a nuyu sama jabar nga donc di beral nuyoo tamit waa brigade bi donc lii il faut que forme pourquoi nag ma porter sama choix ci Pala
c'est parce que nag am na ay critères yoo xam ne su ma ko jiitaloon nit ñi mën a ne par lool ndax sama mag la ñëpp xam nañ ne sama xarit la am nañ jaar plus de 30 ans ci ay loxoom laa màgge jël ma doomam bàyyi la ma dama doon toog bàyyi la boppam étant mère am ay nawle am ay xarit am ay mbokk moom loolu yëpp critères yooyu jiitalu ma ko ci parce que su ma mënoon maa ko jiital nag nee maa tey mais dafa am ay critères yu objectif yoo xam ne moo tax ma porté ko mu nekk sama candidat ñi ma xam nañ ne du lay wax jaaxal ndax li may def mën naa ko su ñuy jëm ñeme naa kon Samb soo tëddee nelaw waaw xale yi dañu la naan yow yaay Messi waaye xamal ne uti ñoo ñëw na di gën a yokk paas di nga gën a dugal alors waaw donc il faut que nit ñi xam ne nag ñun am nañ longévité politique ci commune bi ndax bés bii rek tey wala élection yi man ak Palla du li moo ñu boole ci coow la ndax takkusaan bu ne bokk nañ ko ci politique moo tax ñi nga xam ne dañuy jàpp ay kañaati muus nañu xam ne ñun ñëpp ay xar lañ ñun ñi politique ñii dañuy dee tey ñii dee suba waaye man ak Palla bokkuñ ci xar yooyu ñëpp ay xar lañ waaye ñun ay tubaab béer lañ ay xaru sarax lañ de du ñu ay tudd du ñu ay tabaski ci kër gi la ñuy des ku ñëw fekk ñu fi koy dem bàyyi ma ne ñun ay xaru tubaab béer lañ du ñu dee tudd du ñu dee tabaski ay xaru sarax la ñuy doon ci gétt gi ñëw fekk ñu fi koy dem bàyyi mun ñu xumbal mais taalif bii rek lay jeexale ci yow damay fekk ci sa bureau nga fay mujj ñu fay toog bay guddee boobu nag daan nañ fa wét damay toog nga ma commune bi daf may tere nelaw moo tax loolu ma taalifal la ko def kon li may taalif mooy ñetti baat yi ku la bëgg ba nga koy teree reer yow it nga la teree reer gannaaw Palla nee na daf ñu bëgg ba ñu koy teree reer Palla ñu nit di nga ñu teree reer Palla xamal ne di nga ñu teree reer ba keroog ñu lay faat ne asalaamaaleykum wa rahmatulah. di gërëm waa Fere Fem tul yëpp ak nit ñi nga xam ne ñëpp ñëw nañ fi li nga xam ne nag moom moo ñu fi dajale ñun ñëpp xam nañ ko ci programme d'activité bi nga xamante ne Palla Family am na ko dañ ci am benn pàcc boo xam ne dañ ko jagleel santé ñu démarré ko woon première phase bi à Fann Hock tey ak suba ñu nekk rue 10 ak Amitié 1 pour def des journées de consultation gratuites ànd ko ak suñu ay partenaires marocains yoo xamante ne tey ñëpp gis nañu liggéey bu rafet bi nga xam ne moom la ñu liggéey parce que consultation boo xam ne amul lenn lu ñu bàyyi généraliste am na pédiatre am na dentiste am na cardiologue am na ba nga xamante ne dem nañu sax fekki mag ñi seen biir kër ñi mënul dox ñëw fii ñoom ñu dem fekki leen seen biir kër consulter leen may leen garab assurer nag suivi bi je pense que loolu nekk na loo xam ne lu am solo la parce que ñun ñëpp xam nañ ne aujourd'hui mbas mi nga xam ne nekkoon na ci réew mi te suñu borom di ñu dimbali mu ngi fii waaj a jóge ñuy ñaan yàlla mu continuer ba jóge fi ba jeex fi tàkk empêché woon na nit ñu bari ñu dem ci hôpitaux yi parce que ñu ngi xalaat boo demee ci hôpital feebar bi ñu wàll la ko wala hôpitaux yi sax daanaka ñoom Covid bi rek la ñu taloon taluñu woon yeneen maladie yi donc mu doonoon jafe-jafe ci contexte boobu la ñu ne ñun nañu jël initiative
organiser ay journée de consultation pour mun a dem fekk nit ñi faj leen gratuitement may leen ay garab donc je pense que loolu nekk mbir moo xam ne mbir mu am solo la di ko xale yi di def nag dafa fekk mu dëppoo ak la démarche du conseil municipal parce que suñu borom def na ne ñun depuis 2014 dafa am ñett yoo xam ne dañ ko jëloon def ko suñu ay priorité au niveau du conseil municipal dañu ne suñu première priorité mooy la santé des populations la deuxième priorité mooy l'éducation de nos enfants la troisième c'est l'environnement et le cadre de vie ñu xeex ko nag yàlla dimbali nañu ba de 2014 à nos jours nit ñi wax nañ ko j'ai pas besoin ma dellu si mais weer di gis bokku si te lu ñu fànn kenn du ko jeex lii bi xale jëlee initiative wu def li nga xam ne mooy consultation gratuite ma gën ci sawar parce que dafa nekk loo xamante ne ñun suñu démarche ci la bokk ndaxte 2014 bi ñu fiy ñëw comme ni ma ko waxee léegi si wàllu santé du weesoo Gaspard Camara bi nga xamante ne ville de Dakar moo ko fi def ñun 2014 bi ñuy ñëw fekk ñu fi dara y avait rien mais yàlla dimbali nañu tey bu ñuy taxaw di présenter bilan fu ñu fekkul dara dinañ fa présenter bilan boo demee Fann bu ñu daan faju soit dañuy ñëw Gaspard Camara mbaa ñu jéggi tali dem Gueule Tapée ñu jóg wàcc tabaxal leen defaral leen aménager leen un poste de santé de qualité non seulement defar nañ poste de santé de qualité bi fan yi yëpp gis ngeen ne ñu ngi defar logement de fonction wu ICP loolu pour que mu am ICP bi ñëw dëkk ci biir Fann pour que poste bi di fonctionner 24 heures sur 24 heures bu nit feebaree am ku la faj. Je pense que loolu réalisé nañ ko au niveau de Fann boo ñëwee également dispensaire la ñu xamoon ñun waa zone B dañ daan wax dispensaire Georges Law moo ñu mag ñun ñëpp daan na demoon na ba mu ngi waaj a daanu mais tey suñu borom dimbali nañu ba commune bi defar na ko ba def ko poste de santé ba sax di xalaat mu nekk centre de santé parce que defar nañ ko boobu am salle d'accouchement bloc opératoire lépp am na fa décembre bi incha allah lañ koy inauguré doyu ñu tamit ñu xalaat ne toujours dans le domaine de la santé war nañu jàppale nit ñi ñu commandé ambulance médicalisée boo xam ne commune bee ko jënd mettre ko à la disposition des populations de la commune donc mu mel que ni ñun mbirum santé dafa nekk loo xam ne lu ñu soxal la bi ma demee visite fan jëlee Gaspard Camara ànd ak le ministre de la santé ñëw doon seet Gaspard Camara lu fa xew médecin chef bi ne ko Gaspard léegi li muy jël ci nit bari na bari waay boo xamante ne amatuñu fu ñu def malade yi man ak ministre bi àndoon te état la représenté te li mu yor ci budget yoruma 1/10 mu ne ma loo ci xalaat ma ne médecin bi lan la bëgg mu ne il faut ñu def extension tabaxaat beneen poste beneen centre de santé ci kaw ma ne ministre bi dinaa ko tabax lancé naa appel d'offre boo liggéey baa ngi waaj a commencé donc Gaspard Camara ñu ngi koy waaj a tabaxaat ci kaw benn R+1 boo xamante ne ñu toll ci suuf bu loolu mooy tax du ma ci dëkk di def ay bilan ku nekk gis na li nga xam ne def nañ ko ci kii bi li may wax rek baat bu ndaw rek laay wax dafa am fan yu néew dafa am un responsable politique dafa taxaw fii ci école Rue 10
ne yéen waa Rue 10 dama leen bëggu gërëm ndax école Rue 10 bii dafa représenter lu maximum ndax fii la ñu démarré woon en 2013 tey jii maa ngi nii taxawaat fii tey di wax ak yéen di leen gërëm ma waxa ne kooku nag dafa am lu mu fàttee wax dafa waroon wax waa Rue 10 en 2013 bi may taxaw fii ci école bi suuf lañ daan taxaw tey ñu ci pavage dafa fàtte parce que nit nag moom booy wax da ngay wax mu yegg boo nee waa Rue 10 2013 fii laa démarré woon ci école bi ba tey ma nekk ministre ma dellu si waat tey di leen gërëm dafa waroon wax ne leen man kat bi ma fiy ñëw 2013 ak tey jii bi ma fi taxawee soit changé na loolu nag dañu war a xam ne loolu mairie bee ko fi def mairie bee ko defar ba mu yànj ba tey ku yëngatu mun a ñëw ci école bi organisé donc maa ngi xam ne adduna bi moom liggéey rek moo am solo xam nga nit ñi dañuy dépassé foo xamante ne dañuy naxante nit ñi ñoo dépassé stade bu naxante ku xool tey li xew États-Unis sama candidat gañe bu leer nañ Joe Biden ma koy félicité nga xam ne le monde planétaire là dépassé nañu foo xamante ne dañuy naxante nous sommes dans une commune boo xamante ne c'est une commune d'intellectuels man si ñi gën a nul ci commune bi laa bokk ba tax na kenn mënu leen nax acte boo teg xam nañ ko fii kenn mënutul nax kenn dégg naa sànq am na ku doon wax ne ñi doon nelaw non ñi yeewu ñoo dal ci kaw ñi doon nelaw ñëpp yeewu ndoo kenn nelawatul loolu moo tax ma bugg di gërëm toujours population commune parce que lépp loo xam ne sumb naa ko rek toute la commune ànd nañ ci ak man boo leen gisee tey ñi fi jël parole muy Moussa Diop bokkoon Benno Bokk Yaakaar nekk conseil municipal Benno Bokk Yaakaar nekk ci biir conseil municipal bi tey mu jël décision ne maa nga fële waaye bàyyi naa ndax élection yi ñu jëm je viens pour accompagner et soutenir mon frère Pala Samb loolu mbir mu rëy la Awa Gueye ma sœur Awa Gueye ñëpp xam na communalu AFP ci commune bi elle est même responsable au niveau départemental bu AFP bu mu nee malgré responsabilité yooyu yëpp mu yor mu bàyyi ko ñëw tey fii jël parole ne damay ñëw pour jàppale le maire Pala Samb kooku tam ku ma war a gërëm la wax naa ko keroog bu doon intérêt moo leen andi du ñu ànd ak man je suis dans l'opposition ñoom ñu nekkoon ci pouvoir li ñu def dafa rëy parce que normalement man maa waroon toog naan samay nit ñu dem ñu ngi dem mais c'est le contraire qui se produit ici à Fann Point Amitié waa pouvoir ñoo jóge pouvoir di ñëw opposition di ma fekk si loolu du ay caaxaan man mënu ma leen jox lu ñu amul woon fan ñu nekk parce que pouvoir la ñu yor moyens yi am amuma ko la ñu mën a am foofu man mënu ma leen ko jox mais malgré tout bëgg seen gox bëgg seen commune tax na ñu bàyyi fa ñu nekkoon ñëw ànd ak man kon ñooñu dama leen amee ngërëm bu wér c'est la même chose pour ma sœur Daba Diagne mooy présidente PUR au niveau communal moom tam bu bàyyee foo mu nekk ne ndeka gardé na partem toujours mais ñëw ànd ak man ne man lay jàppale ci élection yi mënuma lu dul gërëm ko ma jumelle ñëpp wax nañ ko ñëpp xam nañ ko maîtresse Dieng ba ñëpp xam nañu sama diggante ak moom sama seex la sama xarit la sama jigéen la dëkk ci biir commune bii nag te du fi n'importe qui xam nga àdduna gëm-gëm moo am solo xam nga gëm-gëm dafa am solo parce que maîtresse Dieng bii bi muy soog a dugg ci commune bii
daf fi loué woon ak première école am daf fi loué. barke alxuraan. dafa loué kër. dëgg la ubbi école bu ndaw maison des anges bu ndaw di jàngale. tey jii bii may wax yéen mu ngi ci 7 titres fonciers yu mu jënd ci biir commune bi. 7 à 8 yëgu woon 8 bi 7 laa yëgoon. donc mu ngi ci 8 titres fonciers yoo xam ne moo ko jëndal boppam. ci biir commune bi. ci alalam. boole koog nag di def social boo xamante ne kenn xamul nu mu toll man damay meeru commune bi. barke Sëñ Fall man maay dox nit ñi man maay jël xaalis di dimbali nit ñi sur le plan social mais nag moom contraire bi lay def man moom mooy jël ay millions ma am xam naa ne sonn nga mon frère moo jël ci ay millions ma mon frère am xam naa ne sonn nga te ku nekk xam na ne tey la ñu mus a gis maîtresse Guèye ba mu jël parole ci micro politique tey la mus a am donc bu jëlee décision wu ñëw na léegi nëpp taxawatuma damay ñëw jàppale la je pense que loolu lu rëy la si man lu rëy la si sama njaboot maa ngi leen di gërëm di la si sant waa di gërëm ñëpp waa Pala Family je suis très fier de vous je suis très fier de vous parce que vous êtes une jeunesse responsable et engagée. xaw ma kan moo mënul tiitaroo ay jeunes mais man Pala Samb damay tiitaroo samay jeunes. parce que xam naa ne j'ai une jeunesse de qualité. je sais que j'ai une jeunesse de qualité. am naa nit yoo xale yoo xam ne li ñuy di def gëm nañ ko du xaalis du intérêt du dara mun leen di dara sax jarul ma ko donc maa leen di gërëm di leen sant di commencer ci la présidente la coordinatrice quotidienne li nga am tamit au début xëy na sànni xeer bu ne sànni na ma ko xeer ci parce que xam nga rappeurs yi rek ñoom activiste bu ñu nekkee lu leen neex la ñuy bind au début dama naa booy bi kan la kii di ma sànni xeer di ma at kan la dinaa ma digg man kuy digg luy loolu mais xam nga adduna moom mooy lu yàgg bawul dara dem nañu ba gis nañu xam nañu fii ay caaxaan nekk fi liggéey moo fi am ñu ñëw décider ànd ak ñun may lancer appel ñëpp nag waa Faat fu ñu toog ma beral leen loxo beral leen ngërëm parce que fu ñu toog ngeen sigil ma loolu laa amoon lu may wax parce que mu ngi guddi maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp dinañu continuer suba consultation bi bu jeexee dinañu programmer après zone bi ak amitié programmer point E donc ba matal commune sur le plan boobu mais à partir de la semaine prochaine dinañu jublu ci mbirum ouverture des classes dotation fourniture yi nga xam ne waxoon nañ ko semaine prochaine incha allah parce que ñun dañu bëgg ubbi tey jàng tey donc fourniture yi jënd nañ ko ba pare livré nañ ko disponible na léegi contacter les directeurs semaine prochaine ñu jàpp jour bi nga xam ne moom la ñuy def suñu joxe fourniture yi mais gërëm ñëpp di sant ñëpp encore une fois de plus di xamal population bi rek ne adduna moom dara yàggul jarul xuloo jarul xeex man xuloo loo ma kenn xeex loo ma kenn sama xeex xam nga lan la des résultats damay def nit ñi di gis man bilan lañ may laaj et je pense que am naa bilan boo xamante ne yaakaar naa ne population bi jar bëgg nañ ko maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp wasalaam